In life, it is important to secure an asset that guarantees you happiness for yourself and family, a place that you call home. Swami India International, I'm sure, sounds synonymous with one thing: quality. With more than a decade of experience, Swami India International continues to set the pace in construction in the Gambia. You heard about the name Barakat Estate. Yes, that is Swami India International's touch, an irresistible offer you can't afford to miss. A definition of modernity, style, and quality. We give you what no other construction company or real estate gives you: perfection from start to finish. Call us today for our finished properties of different types at the Barakat Estate before it is late. At Swami India International, we are committed to building a better world, a world that celebrates life. My name is Jitesh. I am Indian and I am BSc graduate for hydroponic and hypotechnic soil-less cultivation, growing for my experience. He is my all soil-less cultivation for greenhouse and shade net. This and like this broccoli, like this. This one is broccoli. Like this, for example, I am cucumber nursery. This is very till today only 15 days for sowing days to till today. And this is Rizwan company, Multi-Star, Captain Star, Falcon Star is very four different varieties. Is very good and protective result, and cucumber export qualities. Cucumber is growing. Is very good and very comfortable performance. I experience cucumber. I am 1 acre means 4,000 square meter. 4,000 square meter. 8,000 to 10,000 plantation for sapling cucumber seeds, and tentatively till in average 40 to 40 tons. Micro tons in my growing knowledge experience in average production is very. For 1 hours I am growing fertile soil-less cultivation. That is soil-less, not for using soil. A cocoa-peat media, soil-less cultivation. Yeah. Like this. I am all using variety is one company, like this Multi-Star, Captain Star, Falcon Star. Activities, and this one is very local zucchini, iceberg, cabbage, broccoli is very hybrid variety I am using. This one all cycle 16 to 17 days, plantation to harvesting days. He is hot chili, and next variety, next variation, next veggies, hot chili. This one using for soil-less media, not for soil-less cocoa-peat media. He is 3 months only. All cycle is 9 months start to end. To sowing date to plantation date to harvesting date. Only 9 month all cycle. Is very good variety. Is Rizwan company. He all I am all using or Rizwan company. All hybrid and soil-less and very hypotechnic cultivation is hot chili. Fii mooy Swami India. Comme suma boss nu mu ko explainer rek, dañ fi am different crops. Am nañ bu Gambian bi ak Indian type bi tamit. So boor bi moo nekk bu Indian yi, and the other side moo nekk bu Gambian yi. But it's almost like the same thing. Comme nim dee ñëwee moo different, waaye it's all the same: cabbage, broccoli and all that. Yeah, loolu la. Bii mooy hot chili, mooy kaani bu sew la waaye dafa tànga torop, loolu moo tax ñu ko ooyee hot chili. Am na beneen bi tamit boobu dafa gudda, it's just like green pepper, waaye it's different from hot chili, waaye yëpp a fi nekk. Waaw loolu. Lii ay xasiti coco la, gars yi ñoo ko jëlee India indi ko fii, it's called coco peed. Yeah, loolu lañ dee use gars yi pour ñu ji seen ba vegetables si daal. Am na yoo xam ne 2 months ba lañ ko commencé harvest, yenn ay 3 months. Yeah.
My next cycle for cucumber, same like this Rizwan company hybrid variety, Falcon Star, Multi Star, Captain Star. He is before today, like this before today, 2 days plantation for cucumber. Same like this, one number my polyhouse, this one second number. Same like this, only soilless cultivation. His 3 month cycle, all cycle plantation to harvesting days, 3 month cycle is very most interesting and very good quality, export quality on anyhow on too much plant yield cucumber is very good. I experience is I will interested for this like this very different varieties for like this salad, only all salad only long term growing, and like this coriander, like this lettuce, understand, is cocoa beet, all is cocoa beet growing for this quality glazing taste is very different. Soil and soillet cultivation is very too much different experience using all activities, and all customers wages market all interesting and attractive for soilless cultivation. He is very I think organic, all organic cultivation. ok comme suma boss nu mu ko waxee rek bii moo nekk salade bi comme niñ ko xamee bii coriander la so cocoa peat lañ ko grow yëpp so su commencé mag lañ ko génnee fii pour transfer ko si seen correct place yi waaye bii moom dafa xala jël time tuuti balaa moo pare first tent bi fi ngeen njëkkee foofu mooy first one bi waaye boobu comme léegi commencé nañ di ko aaji and it's a while so lu des bëreetul loolu moo tax ñu ngi ji bii nii comme stand by bu bële di pare fekk bii nii mag na léegi am na kakumba yoo xam ne dañ dee gaaw comme bi nekk fële boobu noonu dafa gaaw bi maybe ay 2 months wala 1.5 months di nga gis mu commencé. This one very hybrid and hybrid variety Syngenta 1075 for tomato is long term and glazing quality is very different. But his number of lengths, tomato sapling number of nodes, every 4 nodes coming internodes, and flowering is good. Is variety performing temperature area is Indian variety, and Gambia is African country, and Gambia is too much hot climate. So his variety accepting and manage for hot climate, accepting and growing very good result. This variety his India foremost I demonstration and experience for Indian soil, but his first time I am putting in Gambian soil, but very good performance. Indian temperature, Indian soil, and Gambian temperature, Gambian climate is very too much different. Yeah, I experience. He is very too much humidity, high downside up, grow side down, up down, up down. Humidity no balance. But Indian temperature, humidity is balanced. Indian climate is very this variety performing Indian climate, Indian soil is very good performance. I experience. But here normally little problem like this dropping flower. Root zone activities anyhow, but no normal literary problem for climate here. Bi moo nekk tamate bi waaye tamate Indian la comme climate bi rek moo xala nekk problème bi tuuti gars at first sax ñu ngi ko doon ragal waaye it's doing well for now léegi mu ngi ñëw ndanka ndanka waaye xam naa léegi tey maybe ay in 1 or 2 weeks time dinañ start di ko aaje. Yeah, normally comme 3 months la war a nekk waaye xam nga léegi nii comme Gambia num tànga moom si boppam because India la jógee mu ngi ko sonal trop climate lifin bi changes bi loolu moo nekk di ko delay konoon commencé woon nañ di ko aaji it's almost 3 months léegi. Bi moo nekk green pepper bi comme sweet pepper nu ko ñëpp xamee waaye si kayit yi daal we have capsicum there. Waaw gars they are having problems because moom India seen suuf bi ak fii suuf bi du benn gis ngeen fële ay cocoa peat la ñoo use waaye fii si suuf bi lañ ko def direct pour mu am experience xool waaye it's turning out good ni moo ñëwee mu ngi baax for now just temperature bi rek moo nekk problème bi waaye directly comme niñ ko def si suuf bi mu ngi woo. Yeah fii moom temperature bi rek moo nekk problème bi yeah moom sax mu ngi ragaloon ne su ko defee si suuf bi du turn out well because of tàngoor bi waaye sant Yàlla suufi Gambia bi is good, it's really working.
Swami India daal ñu ngi def great, they really doing wonders. mbokk yi comme ni ñu ko waxee rek fii garden la boo xam ne Swami India ñoom ñoo ko moom garden bi nag dafa doon loo xam ne dañ ko taaral loo wala dañ ko defar benn façon defir boo xam ne façon yi agriculture la boo xam ne bu ñu doog a gis la si suñuy façon yi agriculture kon nag nemmeeku nañ fi gis nañ ñetti façon yi tent yi nga xam ne moom la gay am fa gay ji kakumba bi ak gi fa supame salade ak li nga xam ne ñaari façon yi supame yi nga xam ne bu Gambie bi la ak bu Indien bi si njëlbeen yoon bi ñu gis bi nag boobu defuñ fa suuf li sungu fi li nga xam ne moom moo nekk koko bi la boobu la gars yi use ñu jëlee ko ba sa India indi ko fi nekk di ko use buñ xoolee suufi India ak suufi Gambia am na différence bu fa nekk waaye lu gën a différence moom mooy température bi climate bi nu mel loolu moo indi utile bu gën a rëy si diggante li nga xam ne moo nekk ñaari réew yi kon lii dafa doon loo xam ne mbir la benn la si biir nga xam ne boobu la Swami India di def fii nii gis ngeen ñetti façon yi nga xam ne moom la fi def tomato bi tam am na fi tomate bi nga xam ne bu Indien si la gis nañ boobu tamit mu ngi ko def si suñ suuf bi te mu ngi dox ak li nga xam ne moom moo nekk kaani salade bi boobu tam si suñ suuf bi la ko ji te gis nga naka la meññee moom tamit naka la jógee ñu ngi supame bi ak salade bi ak kakumba bi nga xam ne tamit moom la gaay jamono ji def kon mbokkee lii benn la si li nga xam ne moom la Swami India tam bokk di def di jaajëfal képp ko xam ne rek yaa ngi bàyyi xel programme bi di la ñaanal jàmm baax a baax te di ko sàkku seen. In life, it is important to secure an asset that guarantees you happiness for yourself and family, a place that you call home. Swami India International, I'm sure, sounds synonymous with one thing: quality. With more than a decade of experience, Swami India International continues to set the pace in construction in the Gambia. You heard about the name Barakat Estate. Yes, that is Swami India International's touch, an irresistible offer you can't afford to miss. A definition of modernity, style, and quality. We give you what no other construction company or real estate gives you: perfection from start to finish. Call us today for our finished properties of different types at the Barakat Estate before it is late. At Swami India International, we are committed to building a better world, a world that celebrates life.